laata loolu nag dañuy daal di jàll ci seetantal Oustaz Taib Socé Imam Birame Pouye tasewaat encore comme niñ koy defee àjjuma bu jot ci plateau bu matinal d'information Tok Tok Sénégal ànd ak Papa Alioune Sarr Pass maa ngi lay dalalaat bàyyi la nga dalal suñu oustaz yi. Oui, comme d'habitude mardi on a un binôme, vendredi également un binôme plus spirituel sax si li nga xam ne mooy thème yi ñuy waxtaanee ci seetantal ñuy dalal ki nga xam ne mooy Imam Birame Pouye ak ki nga xam ne mooy Oustaz Taib Socé tey nag thème bi dafa intéressant parce que dafa bëri li nga xam ne moom la laal mooy se libérer du regard de l'autre nan la ñuy fexe ba libéré wu si li nga xam ne mooy bët yu ñuy teg ñëpp xam nañu lu doy wala si existence sociale tey nag ñu war ci waxtaan ak Imam Birame Pouye ñu ngi lay dalal. di la fay sëñ Pass Papa Alioune di la nuyu di la ziar di wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu di nuyu soxna Aysata di nuyu Oustaz Taib Socé di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi bàyyi xel di leen ziar ci àjjuma ji amaat kontaan bu matériel ñëw ci ëttu Tok Tok Sénégal ci seetantal ngi di waxtaane thème bu am solo c'est libéré n'est-ce pas mooy fexe ba boy ba wéet ba mucc ci bët yi nga xamante ni nit ñi ngi koy teg sa kaw nooy muccee je pense que tey on va essayer d'aborder sujet bi yaa pass. mu nekk sujet bu am importance également fu la gis Oustaz Taib Socé le binôme bi nga xam ni ça fait beaucoup buzz dans le domaine mais dans le beau sens pas le bad buzz mais le bon buzz Oustaz Taib Socé ñu ngi lay dalal. ñu ngi leen di dalal vraiment di nuyu imam di nuyu soxna Aïcha di nuyu itam sénégalais yi ak ñi nekk ci bitim réew yëpp di seetaan Tok Tok Sénégal. di ñaan yàlla mi am jàmm yàlla na yàlla dolli jàmm. defal ko ñëpp ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Aïssata xam naa kuy wax regard de l'autre ñun ñii nga xam ne ñoo nekk ci média bi laal nañu ñu nekk également société mën nañu wax ni thème bi c'est un thème général. ñu bàyyi la nga commencer ak kii nga xam ne mooy Oustaz Taib Socé. c'est ça Papa Alioune Sarr comme ni nga koy waxee je pense que ñun ñëpp tey suñu thème la thème oustaz yi la sax Imam Birame Pouye ak Oustaz Taib Socé alors man sama question bu njëkk mooy yaa oustaz naka la nit di def ba. méngale li nga xamante ne xaw ma ndax c'est le bon terme bët regard bi mu war a am ci diggante ak boromam bi ko nit ñi di xool ak ci boppam moom. jërëjëf yaa Aïcha seen thème bi am na solo ndax nit ki dafa am ñu ko seq. nit ki dafa am loo xam ne ci boppam la am loo xam ne ci boromam la. am loo xam ne ci digganteem la ak nit ñi. ñi mu bokkal dund bi ñi mu bokkal société bi di dund ak ñoom. yàlla mu war a am lu mu sédd yàlla am lu mu war a sédd société fa am loo xam ne diggante moom la ak boromam ak loo xam ne diggante moom la ak société bi nga xam ne ci seen biir lay dund du mën a jàkkaarloog société bi ci bët yi ñu koy xool ndax nit ñi il faut ñu xool ci ñoom ndax nit ñi la ñuy dund dinañ la xool dinañ wax am na ñoo xam ne dinañ la xool bët yu positif am yoo xam ne bët yu négatif lañ lay xool mais loolu mënta ñàkk nit àdduna moo demee noonu nit ñi il faut ñuy commentaire ci nit ñi mais yow su boobaa li nga war a def mooy nga dellu ci sa bopp d'abord nit dafay dellu ci boppam mag ñi dañ daan wax ne nit ki war nay toog di waxtaan ak ngegenaay du waxtaan ak say xarit ak mais sa ngegenaay li muy tekki mooy nga waxtaan ak sa bopp nga am base nga am principe ba pare nag di gën a sóoraale sa diggante ak sa borom ndax yàlla wax na ko yónnent bi wala taxshaw naasa waxshaw nii bu leen ragal nit ñi ragal leen ma loolu c'est très important bu leen ragal nit ñi ragal leen ma kon avant tout nga xool sa diggante ak sa borom ba pare li ci des nag nga bàyyee nit ñi moom kenn mënu leen jaru baax boo defee lu baax ñu ne lii boo defee loolu moom ci nature doomu aadama la yónnent bi yàlla waxoon na ko wasbir ala ma yaquluun wahjurhum hajran jamila muñal wax yi ñu lay wax parce que il faut wax am te nga bàyyi leen bàyyi gu rafet ñu ne mooy lan muñal wax ji ñu lay wax kon wax ji il faut mu am te nga muñ gu rafet l'essentiel kii wax ñu ne dafa bëgg buzz comme ni ñu koy waxee wala dafa bëgg tur wala dafa bëgg leneen wax ji muy wax ci yow bul ko tontu boo ko tontee daf lay tardé bu leen bokk étape bu leen bokk niveau nit il faut nga am koo xam ne day wax mais da nga ne yow yaa ko dépassé parce que bokku leen canal bu ngeen nekk moom dafa ne ci canalu wax yow nga ne ci canalu jëf ak xool sa diggante ak sa borom moom la yàlla wax yónnent bi ne ko muñal wax lay wax te nga gàddaay leen gàddaay gu rafet mooy bu leen delloo buñ la saga bul fayu buñ la waxee lu bon parce que yow jot googu bul ko am bul nangu nit ñi fere na la ndax ki wax ci yow dafa taxaw boo koy tontu da ngay taxaw comme moom
léegi nag pour ngay toog di tontu nit ñi loolu lañ lay bañal moo tax yàlla ne ko muñal wax yi ñu lay wax te nga gàddaay gu rafet mooy bul la saga bul tontu taluloo ko yow da nga ne ci mission da nga ne ci liggéey li xale yi wax doxal sa dox yow yàlla xamal na ko itam maa yuqaalu laka illa ma qad qiila li rusuli min qabli doo dégg mukk loo xam ne yónnent yi la fi jiitu dégguñu ko nit ki noo mënta mel ak luñ la mënta wax am na ku la fi jiitu koo xam ne waxoon nañ ko wax yu gën a garaaw yooyu kon liñ waxoon ñi fi jaar loolu lañ lay wax yónnent bi dégg na dof la majnoon dof la dégg na ko yónnent bi dégg na saahir magicien la dégg na ko yónnent bi dégg na kaan sëriñu tariyax la day dóor dégg na ko te moom prophète la mais étiquette yooyu yëpp takkal nañ ko ci biir société bi ku de di wax yàlla na ne ko wax yooyu ñu lay wax ci biir société boo ko bëggee tontu wala di ko toppatoo di nga bàyyi sa mission te yow li ma la sant mooy nga fexe sa mission nga dox kon wax ji du mën a ñàkk arab sax day wax ne daayil kilaabatan baax booy wax mu ne non bàyyi leen xaj yi ñuy wax xaj mooy bow bàyyi leen xaj yi ñuy bow te ngeen liggéey mais xaj moom xam nga ni jikkoom ak natiram mooy toog di bow rek mais yow bul toog di tontu ay bowu xaj daayil kilaabatan baax dañ koy wax bu nit kii wax mun la bàyyil xaj yi ñuy wax yow ngay def li ngay def kon nit ki pour nga mën a mucc ci xool yi la nit ñi xool mooy yow nga xool sa diggante ak sa borom xam ne dafa am lu la fi indi dafa am foo jëm bu dee ci sa àdduna dafa am loo bëgg bu dee ci sa diggante sa borom dafa am loo bëgg nga jéem a xool foofu teg foofu sa tànk te nit ñi commentaire nga xam ne ñoom dañoo am jot te boo leen tontoo tardé te yow bëggulooy tardé bokku leen mustawa bokku leen niveau ñoom dañ nekk ci niveau toog di wax yow nga ne ci niveau lijjanti sa àdduna ak soxla sa diggante ak sa borom kon loolu rek moo lay musal ci diggante ak nit ñi mais boo leen di sóoraale doo dem fi nga toog ngay toog parce que foo ne bëreet nit wax nga toog ak it nit ki war ngay fexe léeg-léeg nga gisoo ñëpp mais sa xelu bopp nga yor ko gis nga bu fekkee ne am na ñoo xam ne loo leen wax ci projet bu baax bu jëm ci yow ñu famu la déet bu doon nii nangam ak nangam nga toog boo demee ci keneen wax ko mu jox la sa xalaat kon xalaatu nit ñi mën nga ciy jël mais nag bu yow sa xalaatu bopp boo dajalee xalaatu nit ñi ba pare nga dajale ko xool yow li la arrangé nga def ko loolu ci la di dund mais sooy xool nit ñi ba di lay xooleeg wax ñi lay wax ak sëñ bi doo dem fen doo am doo jubóog sa borom te sa àdduna bi danañ la fere ne du dund. Imam Birame Pouye nan la nga considérer xool ki nga xam ni moom la ñu woowee l'autre. Comment considérer l'autre? jërëjëf parce que di gërëm bu baax Oustaz si leeral bi ak ayatul Qur'an yi nga xamante ni jël na ko dégg adila mu nekk yuy dëgëral wax ji comment considérer l'autre naka ngay bàyyi xel keneen ki wala keneen ki moom mooy kan. xam nga lu ñuy dundee parce que àdduna bi ñuy yeewoo mooy nit ki mënul dund moom kot ndax yàlla da ko mooñaale ak penc mu muy yeewool penc mi nga gën a jege sax mooy papaam ak yaayam donc nit foog mu am papa am yaay pour exister ci kaw suuf d'abord waaye itam environnement bi ngay évoluer di lekk ka naan di gis ay nit ñooñu kenn ku nekk am outil de base moom mooy xool pour gis làmmiñ di wax muy kii parce que nit ñi foog ñuy wax nit ñi foog ñuy xool kon da nga dund ci société boo xamante ni kenn ku nekk dafa am yow li nga am mooy mën na wax mën na mais comment considérer l'autre maanaam keneen kii da nga koy jàppee sa morom d'abord ma waroo ko lor donc kon l'autre d'abord l'autre c'est moi keneen ki man la li ngay njëkk jàpp ci islam mooy ki nekk sa wet yow la kon loo bëggul def sa bopp bul ko def ni moom donc l'autre c'est moi d'abord bëggoo lu metti ñu teg la ka bu ko teg keneen la darara wala diraara yow sax loolu la xool nee na bul lor kenn waaye bu nangu kenn lor la darara wala diraara mais l'autre c'est qui keneen ki moom mooy moom te nekkul yow ki nekkul yow kon la muy wax moom la maanaam ki lay critiquer moom dundam lay wax ci yow bul nangu moom dundam nekk sa dund yow ki nga xamante ni moom ak soxor moo nekk ci dundam soxor boobu lay génnee bëgg la ko teg il te rend méchant alors toi tu n'es pas méchant donc l'autre kon keneen ki moom mooy moom nekkul yow comme que nekkul yow nag bul nangoo nekk moom kon bul nangu moom mu lay influencer da nga xëy ci mbégte yaa ngi xëy kontaan di dox dem say liggéey bul nangu kenn sa mbégte mu yàq ka ngir ay waxam soit plus fort que ça. Comment considérer l'autre? Considérer l'autre moom mooy fexe ba fi nga bëgg a dem ñëpp dem fa
parce que fi nga bëgg a dem mooy fu baax fi kon fexeel ba fi ngay jëm ñëpp dem fa loolu mooy lan yeneen saa daawoon na wax xu anfusakum wa ahlikum daana wax ci alxuraanu karim nga firi yàlla santaal mu ne xu anfusakum fegee leen seen bopp ak seen ay njaboot safara kon lut yow boo jàppee ne yoon bi moo baax naka keneen ki xam maanaam keneen ki jàppee que yow fa nga jëm fu la war a jëm pourquoi parce que bu boo bokkee ci ñi ko war a wax te waxoo ko yow man xiyaam mën nga am problème le parent mu nekk ci biir kër gi l'autre sont ses enfants bu créewul ay conditions pour doomam yu baax yow man xiyaam dañ koy poñe donc l'autre parfois du nekk yow mais parfois yow la kañ lay nekk yow mooy tant que mi ngi nekk lu baax yow la kon fexeel ba maanaam bu la kenn influence du lu si lu baax waaye bu nangoo di subir di dëkku waxu ku bon koo xamante ni dalay yàqal ngir nga dëkk wax jooju ba yow loolu mu am ayib sa dund kon jàppeel keneen ki yow tant que mi ngi lay xirtal ci lu baax jàppee ko du yow tant que mi ngi lay xirtal ci lu bon yow yaa ko war a yëkkati ci lu baax mais pas moom. Socé est-ce que jullit war na calibrer dundam ci ni ko nit ñi xoolee est-ce que man Aïssata dama war a ni may dundee ma koy def parce que diw nii la bët bii la may xoolee donc damay fexe ba bët bii diw di ma xoolee may dundee noonu. loolu soo koy def yow di nga sonn de parce que ñi la xam ñëpp ak kenn ku ne bët ba mu lay xoolee nga bëgg a mel noonu ak ay métti dootu dund li ma la wax mooy tegal sa tànk fi la sa borom teg sa tànk boo ko defee déjà feex nga nekkal ak sa borom d'abord ba pare doog a nekk ak nit ñi ndax nag nit ñi comportement bu rafet moom nga leen di présenter parce que nit ki war nay fexe yar boppam defar comportement am ba bët yi ko nit ñi xoolee malgré que ñëpp mën nañ lay xoolee bët bu rafet waaye li gën a bari ñu lay xoolee bët bu rafet loolu nag nit ki moo ko travaillé ci boppam. yonent bi maanaam yàlla daf ko wax ne ko maanaam nanga sa comportement sa diggante ak nit ñi na rafet defaral sa diggante ak nit ñi ittaqillaha haysuma kunta merci beaucoup Abu Dharr al-Ghifari la ko yonent bi doon wax dafa nekkoon Makka nekk ak yonent bi ak saxaaba yi xam nga di dundu l'islam ak yonent bi moo gën a neex ak di dundu l'islam sans yonent bi nga jàkkaarloog moom sëy bi muy def dafa gën a jege ba mu jàngi l'islam ndeysaan ba am xam-xam baax lool yonent bi ne ko kaay ma yebal la nga dellu ci say mbokk ndax soo delloo di nga leen jëriñ mu ne non man bëggu may dem man fii laa bëgg a topp parce que di dund ak yow l'islam moo gën a yomb dem ci sooy mbokk te yonent bi xam ne moom mënut a yokk Makka dara mais bu demee ci ay mbokkam dina la yokk l'islam yonent bi ne ko da ngay ñëw ma yeb la su ma la yebee ba pare di nga mën a dem bi ci jiitu yonent bi ne ko ittaqillaha haysuma kunta foo manta nekk na ragal yàlla Makka ak Amérique ak France ak Sénégal ñëw ci yem boo ragalee yàlla foo dem yàlla moomu mu nga fa di nga xam ne ngay dund ak yàlla ittaqillaha haysuma kunta ragalal yàlla foo mënta nekk wa atba'i sayyi'ata alxasanata tamhuha dama nekkoon Mermoz dëkk fa nekkoon fa kàccoor ndax nit dund nit day évoluer ndax xale la nga jógee fa am nit dund nit day évoluer dama dëkkoon Mermoz doonoon fa kàccoor ñu xamee ma kàccoor Oustaz Taïb Socé kàccoor lañ ko xamee yàlla def ma génn Mermoz dem feneen su ma ñëwaatee Mermoz naa leen indil jikko yaaram ñu xam ne moo meloon nii démb mais soppeeku na tey mel na nii yonent bi ne ko nag wa xaaliqi naas bi xuluqin hasanin te sa digganteeg nit ñi day leen présenté jikko bu rafet loolu muy dina loolu muy dund foo mënta nekk ragal nga yàlla foo mos a def lu bon dem nga fa def fa lu mu effacé ko parce que innal hasanat yuzhibna sayyi'at alquran def na yu bon yi yu rafet yi mooy effacé yu bon yi te nit matul baaxoon naa démb bonoon naa démb tey baax naa su ma baax gi mooy effacé sama lu démb gi kon nit ki dafay defar boppam d'abord pour mën a wan nit ñi mën koy xool boo xam ne bon bu rafet la loolu nag yow sa responsabilité la wa xaaliqi naas bi xuluqin hasanin nit ñi daal sa comportement ak ñoom góorgóorlu ci mu rafet lool ci sa jëf ci biir nit ñi na rafet sa wax ci biir nit ñi na rafet su boobaa ju gën a bëri dinañ la xool bu baax parce que nit ñi ni nga mel ci ñoom en général noonu lañ lay delloo ni nga mel ci ñoom noonu lañ lay delloo yonent bi dafa bi muy bàyyeekoo Makka dem Médine dafa ñëw ba Médine di dugg ba ci biir dëkk bi commencement am waaju mu dajeel waa ji ne ko yow yaa am chance ni adduna bi yaatoo
demaloo ci benn dëkk ndax tànn Médine mais yow yaa am chance yonent bi ne ko wax nga dëgg saxaaba yëpp a ngi ànd ak moom ñu demaat bay bëgg a génn Médine ci biir dëkk bi dajeeg beneen waa ji ne ko mais yow yaa ñàkk chance yonent bi ne ko pourquoi mënu ko tànnaloo benn dëkk ndax di tànn Médine dëkk bu nit ñu bon ñii yonent bi ne ko wax nga dëgg ñaari wax nga dëgg saxaaba yi ne ko mais ku njëkk ki dafa na wax amoo chance nga ne ko wax nga dëgg ku mujj ki ne la am nga chance nga ne ko wax nga dëgg pourquoi yonent bi ne ku njëkk ki ma wax ne amul chance awma chance comportement am ci biir dëkk bi comportement bu bon la nit ñi xool ko bëtu ko bon kon moom lu bon rek lay gis ci waa dëkk bi moo tax ma ne ko wax nga dëgg ki nga xam ne daf ne ma am nga chance tànn nga dëkk bi comportement am moo baax ci waa dëkk bi xool ko bët bu rafet moo tax lu baax rek lay am ci dëkk bi moo tax ma ne ko wax nga dëgg kon ki ko ne amoo chance baaxul ci waa Médine du gis mbaaxul waa Médine yonent bi nga wax nga dëgg ki ne ko am nga chance dafa baax ci waa dëkk bi delloo ko mbaax yonent bi ne ko wax nga dëgg kon nit ki milieu boo mënta nekk na nga fay dundee ak la nga leen wan bët yooyu lañ lay xool kon nit na defar boppam foo mënta nekk wa xaaliqi naas bi xuluqin hasanin sa digganteeg société bi da jikko bu rafet su doonee jikko bu rafet li gën a bari ci nit ñi dinañ la xool bët bu rafet mais Oustaz am na ñoo xam si dañuy baax ci biti waaw mais c'est pas nekkul jikko boo xam si moom la ñu am si biir non xam nga dama la njëkk a wax ne la nit ki d'abord na nekk diggante moom boromam moom laa njëkk a wax ittaqillah haysuma kunta mooy defal ragalal yàlla foo mënta nekk déjà xam nga boobu moom dëgg la ndax yàlla nga jiital def nga lu bon fii tey suba def nga fa lu rafet mu effacer lu bon la ndax fii nii dañ koo décorer avant décor rafetloon décor bee ko rafetal jëf ju baax dafay rafetal lu bon loo defoon wax ju baax dafay rafetal wax ju bon joo defoon léegi nag sa comportement ak nit ñi nga rafetal ko boo sooralee sa diggante ak sa borom mais sëñ bi sa comportement parce que nit ki li gën a jafe mooy li ñuy tuddee taxallux maanaam ab bu jikko bu doonul sa jikko kooku sëñ bi doo dund te lu yàgg day feeñ waykat bi dafa wax ne sa jikko loo ko mën a rafetal bu fekkee jikko bi ngay wan nit ñi du dëgg ci yow nee na lu mu yàgg nit ñi dinañ ko parce que jikko moom sëñ bi dañuy wax ni jiit du bàyyi fet kon jikko bi moom loo ko nëbb di tricher moo baaxul nit ki li ngay wan nit ñi na doon dëgg ci yow parce que wan leen lii tey ñii ñu xamee la ko bu subaa nga soppeeku loolu suba dañuy xam ne yow maanaam naa fekk jikko naa fekk moo mel noonu kon l'essentiel sa comportement ak sa nit ñi na nga ko defar mu rafet su boobaa nit ñi li gën a bari kenn mënul am 100% mais li gën a bari ci nit ñi dinañ la seedeel jëf ju rafet ñu bari nag mënoon ne ci société bi sëñ bi yow yenn comportement yi su boobaa nit ñi li ñuy gis rek la ñuy xam ci yow kon nañu rafetal suñu diggante ak nit ñi ñuy dund ndax ñu mën a am ci ñun yaakaar am mën ñuy xool bët boo xam ne bët bu rafet la rafetal suñ digganteeg nit ñi mais surtout imam Birame Pouye nan la ñuy fexee ba supporter critique yi parce que bëri na ay penseurs yoo xam si se demee dans le champ philosophique sax ay Karl Marx naan l'être social déterminé par la conscience Sartre pas besoin de griller l'enfer c'est les autres suñ existence regard de l'autre perception sociale moo koy définir nan la ñuy def ba affronter toutes ces critiques là. Très bien lu am solo yaa ngi wax sax philosophie de Charles mi ngi def différence entre la perception ak l'imagination parce que des choses perçues mooy li ngay jàppee mbir wi ak li ko nit ñi di jortee xam nga dafa am lu am solo mooy booy dund yow dafa am noo jàppee sa dund la war a mel da nga fixer ay objectifs parce que nga nekk un jeune tu avais beaucoup de possibilités nga ne non da ngay continuer sa jàng da nga bëgg a nekk journaliste mu nekk un choix tu crées des conditions pour devenir un journaliste après une fois nga nekk journaliste da nga ni bon attends en tant que journaliste naka laay fexe ba percer par rapport yeneen journalistes yi je dois être très original lan laay def lu keneen ki deful ngir man ma fës pas fës parce que ma nga fës mais fës pour exister parce que il faut être très positif maanaam nit ki warul ñàkk wul boppam ci fu mu nekk dafa war a moom génn parce que loolu moo jik ku baax maanaam ku baax fa nga nekk yaa fa war a raw nit ku baax foo nekk yaa fa war a raw wa fii zalika falyatanaafasi mutanaafisuun maanaam ci lu baax la ñu njëkkante kon pas boo toogee sa dox nga jàng nga bëgg ni attention man dama bëgg nekk journaliste boo xam ne dama ràññee ko da nga am outils yi njëkki moom mooy ay référence ñee ñooy nekk samay référence nga ni d'accord diw mais nga ni attention par rapport ak la waajo waxoon mu ne dafa laaj américain mu ne ko pourquoi ngeen raw ñu
naka nañu fexe ba suñu dëkk yi mel ni seen dëkk mu ne da ngay comparer n at ci ginnaaw seen dëkk nan la melam par rapport ak ñun maanaam tey jii pas soo bëggee xool ki nekk sa saar yow wala ki nga xamante ne moo nekk sa kanam yow nga bëgg a mel ni moom je donne exemple par exemple Sadio Socé nu mu ni ko yàlla may nu mu yàggee ci daawa bi ba turam topp ko ba média bu mu dem ñu topp ko yow en tant que jeune soo bëggee mel noonu da ngay laaj oustaz bi mu amee say âge naka la doon comporté woo maanaam dama la bëgg wax ne maanaam pour xool ci keneen ki il faut nga xool ki ngay xool jamono bi meloon nii yow moom nan la mel nga comparé benn waaye da koy def day woy doom chaque classe moo doom yi par exemple mu ne dafa dajale ay doomam yi bi doom yi nekk par exemple BFEM mu woo kenn yow maa la dàq jàng après doom bi ni ko mais papa noo mën a comparé mun na ko génn sa bulletin laa xam sama bulletin ngi nii man bi may def BFEM 16 la am yow 15 nga am maa la dàq jàng mu ne ba daan doom yow yaa ma dàq jàng parce que 17 nga am man 16 la amoon donc il se compare moom ñu comparé ak ay doomam pour mais outil bi mu leen comparé mooy outil de base bi nga xam mën nañ ko bokk moom mooy ñoo doon defandoo BFEM mun nga yow bu nu bokkoon classe maa lay rek wala maa la lu tax wax loolu mooy kon l'autre ni nga koy jàppee mooy d'abord sa bopp yow d'abord sa bopp léegi nag ci islam danaan la pour nga affronter ay critiques parce que moom mooy base thème bi wax yi ñaara am wax bu jub ak wax bu jubul am na koo xam ne daf lay critiquer parce que lim lay wax dëgg la da lay critiquer parce que lim lay wax dëgg la da nga dégg ay yeddaange da nga dégg ñu lay waar ñu la waroo def lii jigéen nii la war a solo jigéen lii la war a def góor lii la war a def ñu koy wax mu nekk fekk yow defoo loolu ce sont des critiques que tu vas accepter parce que sinon da ngay rëy sax nee na bokk na ci man ngay rëy mooy bañ dëgg donc il faut accepter les critiques parce que ku dul nangu critiquer maanaam doo avancer mais yenn critique am na koo xamante ni critique am basé wul fenn daf lay critiquer pour offenser la wala lay critiquer parce que par méchanceté kooku da nga mën a def la part des choses dañu wax àdduna bi nga yeewoo paas mënuloo muse waaye ba kenn du la critiquer yàlla subhaanahu wa taala borom bi dañ koy critiquer yeddu laa maxru la ñu ne yàlla loxoom dafa dagg yàlla subhaanahu wa taala wax yonent yàlla Moussa demal ànd ak waa Bani Israël ngeen dem ñu ne ko ñun demuñu izhab anta wa rabbuka fa xaatila innaa haahunaa qaa'iduun izhab anta wa rabbuka fa xaatila yow Moussa demal yaa ak sa borom ngeen dem xeexi innaa haahunaa qaa'iduun nous sommes là inna Allaaha faqiirun wa nahnu aghniyaa Dieu avare, nous sommes riches dans le Coran ñu ne yàlla am nga doom yàlla ne amoo doom Dieu a subi beaucoup de critiques dans le Coran moom fàttali ñu ko Dieu lui waaw borom santaala subi ñu ne yàlla sax dafa malaaka ay jigéen noonu ay jabar noonu malaaka yi ñu imagination doomu aadama bu fekkente ne yàlla dañuy tuumaal moo tax yow nga war am yaatu dënn bu yaatu pour accepter lépp yoon saa sallam tuumal nañu soxnaam njaalu yaay Aïcha durant 1 mois ba yoon saa sallam maanaam yaay Aïcha génn dem këram dem si Aboubacar Sadiq ba yoon saa sallam dajale ay nit laaj na imaam Ali loo xalaat ci loolu laaj na Omar laaj na ñenn saxaaba yi ñu tuumaal soxna yoon saa sallam njaaloo yonent yi li nga leen tuumaal imaam wax na la léegi yoon saa sallam nee nañ que yow le fou ce fou Mohammed yàlla mu ne wa maa saahibukum bi majnuun non il n'est pas fou. Parfois la folie quand tu es plus intelligent quand tu es boo nekk de l'autre côté on te considère comme un fou parce que ni ko tolloowul d'ailleurs la folie parfois elle est positive parce que dañ lay considérer comme que dof parce que dof mooy lu nit mën a nangu lu mën a percevoir lu mën a comprendre parce que ce niveau moo xaw a kawe. Comment affronter les critiques? Premièrement critiques yi bu ñëwee da nga koy dékku da nga koy absorber am na koo xamante ne pas li mu lay critiquer mooy moom noonu la mel day bëgg dundam la bëgg yenn bu ko nam ko léegi pour mucc si loolu nag foog nga am ay objectifs boo génne ñun la soit ñun da nga sew da nga ñuul da nga ñaaw da nga pauvre mënoo sa tout le temps daan am lu ñu teg ci yow bu fekkente ne yow amuloo benn capacité benn personnalité bu am solo da ngay subir maanaam Aïssata dafay génn ñaari nag mais Aïssata temps yi da nga xaw a ñuul de da nga xaw a jeex waaw ak bu demee këram day jël seetoom au lieu moom au fond d'elle mu xam ne non ma noonu mais muy jéem a xool naka lay fexe bu satisfaire kooku kii da nga jeex bu kenn ne Aïssata tu sors à la télé mais passe moo la gën a siiw quoi moo la gën a influent Aïssata bu demee problème mooy ban émission la créé pour exister voilà eux ñi ngi créé say dund ils te manipulent parfois des critiques pour te manipuler durant toute une vie am na ko xam ne durant toute leur vie
dañ leen di manipuler. pourquoi diw moo la war a jiite pourquoi diw pourquoi pas toi question yooyu boo amulee personnalité de vie da nga koy subir alors yow boo xëyee chaque jour war nga wax man maay kan li sëñ Cheikh wax rox ana man a kan rox ma kan nga ne man je veux être lii yan condition laay ñëw pour créer ko mais nga xam lu am solo balaa mu nekk wax ju bëri rek moom mooy nit ki dafa am nu yàlla bëgg mu mel am nu seytaane bëgg mu mel nit mu am pouvoir nekk malaaka ci wàllu comportement am pouvoir nekk seytaane yàlla mën nga dinaa participer ci sa environnement boobu yow doomu aadama dinaa la jox ahsana taqwim yow yaa gën a rafet ñëpp dinaa la jox xel yaa gën a muus ñëpp dinaa la pouvoir yaa gérer ñëpp man yàlla maa participer la sa dund au même moment ngay gis benn waay buy màndi di dire ko ci kaw suuf ban koy for au même moment am na benn waay boo xamante ni mi ngi créé benn formule pour créer benn fusil mu naaw ñoom ñaa ngi fa ay nit noonu mooy ahsana taqwim ak ahsana saafiliin naka laay jógee ci waa ji taxawaalu ci mbeddoom di dire ko di saaga doomu aadama ban koy for di ko monoté ban nit ki nga xamante ne moo nekk ci roq bi moom di jàng nit ki pour mu jege boromam entre ces deux là lan moo fi xew mooy moi et l'autre l'autre il a voulu faire sa vie pour mel noonu moi dama bëgg nekk koo xamante fu kawe la kon comment affronter les critiques mooy dégg ko xool lan moo ci baax nga jël ko parce que nit day nangoo dégg critique pour avancer yooyu saa salaam yàlla santal ci avant da koy critique saa salaam l'islam ne am na shay yàlla mu ne yonent bi doo ci dara yàlla mu ne yow yonent bi soo bokkaale woon ma bol say jëf yàlla wax ak yonent saa salaam mais loolu pour attirer attention la yonent saa salaam dajal na ki nga xamante ne mooy waa Màkka yi dajale leen Abdullah ibn Maktum ñëw yonent saa salaam xaw ko dem mooy abasa wata walla yàlla di ko critiquer su ko naat bi li Ibrahima xale woon naan y a des bigu c'est-à-dire yàlla subhanahu wa ta'ala day noté yonent saa di ko jox ay big rouge voilà ne fais pas ça le prophète a subi des critiques dans le Coran yow saa sa amoon na ay soxnaam mu bëgg nekk soxna yi ba am yu mu jël yow saa mu nekk déedéet bu def lii tabtaghi mardaat azwaajik ngay def lii ngir sàkku sa bànneexu soxna ne le fais pas le prophète a subi des critiques dans le Coran Dieu il a subi parce que mënoo muusee waane ba kaw suuf si kenn du la critiquer tu vas subir mais comment naka ngay déggoo critiques yooyu nga xamante ni yow critique yi moo lay jox doole nga dem sa kër am na ko xamante ni da nga koy critiquer exemple bi may tëjee Griezmann on disait il était très petit mënul football am na 5 clubs ñu dàq ko 10 ans après il est devenu lan champion du monde football France koo xamante ni 5 ans ci gannaaw ñun la mënul football nga dem 5 clubs ñu dàq la 5 ans après nga yor ko di mën fu digga foon voilà donc bul accepter critique yoo xam ne da lay rey jëlal ay critiques yoo xamante ne heure boo remplacer critiques yooyu mu positif rek nga dem ci kanam donc comment affronter les critiques mooy discerner chaque critique nga xool bu positif la wala bu négatif la bu positif nga jël ko gën ci kanam bu négatif nga dindi ko nga jëm ci kanam. incha allah am na solo imam naka la ñuy affronter critique yi critique lu baax la ci ko am parce que mooy tax nga dem ci kanam normalement c'est très important kuñ critique wul sëñ bi kooku su dund sa dee moo gën sa dund it ko war ngay fexe environnement bi nga am loo imposé ba ñii dalee critiquer ñii di def nangam koo gis mu avancé ci critique dañ ko critiquer mu basuwu ci critique yooyu wolof ñay day wax ne ku ma séddi ci galu xaj moom ma ca fekk mais sëñ bi il faut ñu séddale ci galu xaj mënta ñàkk mooy li imam wax léegi moom laa la waxoon ne la nit ki il faut nga dellu ci sa bopp nga xam li nga doon d'abord yow nga wóolu sa bopp dañuy tuddee as-siqatu bi nafs am confiance ci sa bopp d'abord parce que li ñuy wax ashuur bi duuniya nit ki toog yëg ne moom du dem mënul def dara moom daal du am dara lu muy def bokkul ci ñi nga xam ne ñooy créer solution loolu dafay rey nit war ngay am confiance ci sa bopp wane ne àdduna bi li fi jafe yëpp may créer solution bi ci man lay bàyyi ko loolu nag sëñ bi bu doonee sa objectif mais sëñ bi mënoo toog di déglu ay critique yooyu doo ko déglu imam wax na la ne la kurul critique am na yàlla dañ ko critiquer alquran ji boo koy jàng da ngay gis critique yi yéeféeri di critiquer yàlla adduna bi ba léegi am na ñuy critiquer yàlla di nga fi dégg kii yàlla la yàlla def nangam lu yàlla war a def ñu ne diwa ko def yooyu toujours ci société bi du fi jógee chaque jour ñu dégg ko te yooyu yàlla daf koy tontu ci alquran ba léegi kàddu yooyu ñu ngi koy wax mais toujours yàlla day tontuloo ñooñu ci alquran ma yaakaar ne nag su boobaa nit ki vraiment war nay mën a dellu ci boppam xool d'abord digganteem ak boromam gannaaw bu la yàlla def la xel nga xam lu baax xam lu bon yàlla wax na ko inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafur am nga xel dofuloo yàlla moo ne teg naa la ci sommet bu jubbi xàmmee nga lu baax xàmmee nga lu bon mais sëñ bi léegi te adduna bi boo fi nekkee da nga war a participer da nga war a bokk ci ñiy développé adduna bi ci jàng
boo jàngee nga am xam-xam parce que moo jiitu boo amee xam-xam nga participer ci développement société bi mooy liggéey bi ngay liggéey mais sëñ bi ak jaamu sa maanaam ak jaamu sa bopp loolu soo ko bëggee boole ak toog di déglu ay critiques comme ni la ko imam waxee boo génnee kii ne dafa ñuul mooy li nga ma waxoon léegi question bi posé nga ma ko ma ne la loolu di nga sonn loolu boo koy def boo bëggee satisfaire nit kenn ku ne lam lay critiquer nga mel ko sëñ bi dootoo dund dootoo am kon war ngay mën a gëm sa bopp ay sa da ngaa ñuul leen man africaine la africaine ñuul day gàcce ñun ñu dëkk Afrique ñuul kuk xaaral samra lañ koy tuddee ñun bu ñu ñuulee day gàcce mais boo nee africaine nga ñuul la da nga ñuul nga ne du wëlbatiku dem ci sa seetu lépp luy diw nga di ko diwoo nga génn ci suba ga ñu ne la yow di nga xaw a jeex taay yi nga commencé ne guddi gu jot di nga naan kasu fonde mais sëñ bi dootoo dundoo yow sa dund yëpp léegi ci la nit ñi wax ci nga ko fas yéene dama ñuul dama war a ñuul dama jeex nii la ma yàlla bi de amul problème nga gëm sa bopp gëm li la sa borom maanaam léegi man léegi ni la yàlla def nga góorgóorlu nag ci jaamu sa diggante ak sa borom ak defar sa àdduna. mais yaa oustaz philosophie bii ngay wax nii. c'est vrai que ñun ñëpp xam nañ ni. loolu la ñu war a am. par exemple da nga war a gëm sa bopp. mais naka la nit ki di def ba yegg ci niveau boobu parce que yegg ci niveau boobu yombul. waaw xëy na niveau ba yombul nag waaye nag nit maanaam lu nit di jéem rek la ay saat nit mën na ci yegg niveau nit di jéem rek la li ñuy tuddee principe base nit ki dafa war a am base boo gënee àdduna imam wax na ko. yaag ñeneen ñi sa yaay ak sa baay dafa am yoon bu ñu lay teg moo ñu lay yaree ba nga xamee ñu jàngal la vraiment su boobaa am nga parent yu baax xam nga parent bu baax mooy parent bu lay teg ci siraatul mustaqim soo ko xasee am sa kilifa kenn gënatu la kilifa léegi nag sëñ bi yow yaay góorgóorlu juddu bu rafet ndey ak baay mais fayda borom am fayda borom su ko defee nag nga orienté wu xam fi nga jëm boo xamee fi nga jëm rek muy objectif bu baax nga xam fi nga jëm rek dootoo maanaam léegi dootoo gestu dañ ne koy dem ci kanam booy gestu ngay tardé bul gestu ci ginnaaw xoolal ci sa kanam rek loolu ngay def soo ko def ndax di sóoraale nit ñi wax dëgg yàlla man daal li may njëkk a sóoraale yaa Aïcha mooy sama diggante ak son borom chaque jour bu xëy la ca des nag am na koo xam ne Tayib Socé du ko neex ba illaa yow diin kooku moom sëñ bi mënu may def lu tax su ma defee lu baax bu ko nit ñi ne baax nga commentaire ko ne pourtant lii la su ma defee lu bon mu ne maanaam noonu la mel mais sëñ bi ñooñu nga fexe bu jubóog sa borom te nag wax xaaliqi naas bi xuluqin hasanin sa diggante ak environnement bi la wër ndax nag Sénégal la mais am na environnement bu ma gën a jege yow am nga environnement bu la gën a jege nga fexe ba présenté leen jikko yoo xam ne jikko yu baax la ki la xamul nag sëñ bi jaxasoo ak yow ndax daf la séen bi ngay posé question bi léegi nee nga ne surtout ñun ñu nekk ci média yi mais yow boo dékkuwul doo dem parce que yow lañ xam kii wax ci yoo xamoo ko am na ñoo xam ne bu ñuy seetante rek kon ma lay wax ni duñ déglu li ngay wax ñoom yow la ñuy seetaan ci yow la ñuy commentaire mais kooku nag boo nee da nga koy sóoraale sëñ mais doo dem yow léegi toogal nga xool li la fi indi ak li ngay def nga def ko ca façon ba nga koy defee bu fëlbati ko nga def mais boo nee day toog ku la critique ci toogaay bi kii sa lett yi nii la mel keroog gis naa la sa nangam ak nangam ku ci nekk di nga ko lettul mais doo dem imam wax nañ ci ñoom la ñuy critiquer mais ñiy critiquer pour critiquer également lan lañ leen war a wax parce que critiquer sax moo baax la criner discerner trier lu baax la mais ñi toog di critiquer pour critiquer ñooñu également lan mooy si islam lan lañ leen war a njàngatee wala lan mooy analyse bi en fait très bien parce que bëri na si Sénégal critiquer pour critiquer xam nga li gën am solo mooy yow parce que critiquer moom c'est lui c'est l'autre donc tu peux pas changer l'autre li nga mën a def mooy di ko orienter mënoo décider moo tax yàlla loolu wax yéen saa sallam laal la ko bàyyi xon naf sa yéen saa sallam mu ne yàlla mu ne yooyantu gis naa la tu te soucies trop de le prophète saa sallam te accident doon wax léegi waaw yéen saa sallam non da doon gis ñi gëm yàlla wala ñi jubul yonente loolu da ko doon sonal trop parce que dafa bëggoon ñëpp baax il voudrait que tout le monde ñëpp baax alors loolu mënul nekk ndax yàlla moo deful loolu donc loolu choix divin la yàlla moo bëggee àdduna bi am na noo xamante ni yàlla moo bëgg mel nii yàlla moo bëgg nit mel nii c'est-à-dire pour nit ni mu mel nii c'est un choix divin am na loo xamante ni mënuñu si dara mais dafa li nu mën dara moom la ñuy évaluer kii critiquer moom day critiquer parce que loolu la mën Oustaz na la sama benn neen la jiit day fette jiit du bay fett waaw alkaati du bàyyi dóor voilà donc kon yow mënoo changer jiit bi mu fett fexeel ba mu la fett yow lan mooy fexe ba mu la fett mooy wan nga jikko boo xamante ne moom ci yow lay bàyyee fett
maanaam bu la nit dee critiquer yow heure boo ko rombee wan ko lu baax te lu baax loolu mu nekk lu sincère ci yow parce que yow noonu nga mel yenn saa yi nga toog ñu ne ah passe dégg nga li ay wax ci yow bul nangu loolu ñu lay wax bu mu la influencer jàppal ni wax boobu ki ka wax day yàq bu dee dëgg day yàq bu dul dëgg day yàq bul nangu wax bu négatif boobu influencer la yow ñaata yoon la nit jël ay décision ci wax boo xamante ni benn nit moo ko créé ce qu'on appelle la manipulation malveillante utiliser le mensonge pour manipuler dañ lay atteindre nit day toog chaque jour mu ne naka laay fexee ba créer benn mensonge boo xamante ni bu ko ay si waxee dana metti paas loolu moom mooy rôle seytaane chaque jour il faut que moom naa la wax sànq seytaane bu xëyee xam nga muy def seytaane yow ni ngay xëyee xam nga da ngay xëy am sa objectif de la journée seytaane dooy xëy mu dajale pencam ñëpp kenn ku nekk mu jox la mission bu nga nee mu dajale waat ñëpp yow saa moo ñu koy jàngal seytaane moom gàngu naam ci biir géej gi la nekk ci biir géej gi lay toog dajale gars yi jinne yi ak ñëpp mu leen ku nekk naka journée am après kii ni man fexe naa ba nit njaaloo yaa ngi environnement boobu si yàq rek. waaw mais loolu moom laa moo tax man le mal dafa exister le mal c'est l'autre waaw mu nekk voilà comme ni ngeen def rédaction rek tey lu xew ñu ne am na accident fii càmbar ci fii wala ndaari fii wala benn indi kii ni que ah tey moom fexe naa ba diw njaaloo na seytaan ne que bon garaaw njaaloo mu ne que non attention mais kooku moom ku baax la woon ku sell la woon fexe naa ba daaneel ko mu ne ko voilà bien c'est bien waaw mu diw ñëwal ci fexe naa ba diw sàcc mu ne si sàcc mi ngi am ba léegi sàcc mettiwul garaawul akan ki mun a fexe naa ba ñaar ñu àndoon ñu séparé mu jël ko seytaan li koy gën a def plaisir coefficient bi gën a nga mooy ñaar ñu ànd ñu séparé seytaan daf lay jël da lay dokk embrassé mun la good job maanaam bu nit fexee ba ñaari nit séparé seytaan kontaan na ko mais yàlla mere na kooku moo tax ñaar ñu séparé gis nga dañuy wax ni foog ñu àndaat pour seen jaamu yàlla di yëg parce que ñoom ñaar dañoo créer ay ñun ba wàcc ci kaw suuf yow man xam balaa nit ñi di séparer il faut que seen diggante mu leer c'est-à-dire yow boo war sa relation sa diggante ak sa borom ngay julli di woor loolu baax na de waaye fekkee da nga doon critiquer maanaam di jëw di tooñ di bàkkaar di dóor nit ki yow saa sa nee na est-ce que xam ngeen ka mooy ki pex dëgg ñu ne ko mooy kan mooy ki nga xamante ni dafa dem ba yow man xiyam wa ata bi solatin wa ata bi zakatin il est venu avec des prières acceptées exaucées amoon bu na yàlla nangu koor gi yàlla nangu durant 25 ans muy woor yàlla dégg nangu koor gi waaye akala maala haza wa safaka dama haza wa daraba haza da doon critiquer kii di jëw kii maanaam tour deretu kii dóor na kii yow saa soo mën a ñuy convertir bakkaar yooyu en tuyaaba di ko récupérer ci valeur absolue bu mu teere ci safara kon di nga gis koo xamante ni durant toute sa vie lui sa relation avec son Seigneur géré na ko dana julli heure dana woor naama sàngam mais relation ak nit ñi géré wu ko yow ma nga xam safara lay jëm kon l'autre si nga influence bi am ci yow rek la nga sa problème diggante ak sa borom ba mu baax waaye rek la wax sa problème diggante ak sa morom mu yóbbu la safara kon doo lijjanti dëkk sa borom déedéet yow man xiyaam yàlla am na pouvoir mais yàlla neen sama pouvoir maa ngi koy yemal sa diggante yéen li ngeen régler seen problème maanaam yàlla subhanahu wa taala yow boo tooñee Aysata yàlla am na pouvoir de mais danga Aysata ndax baal nga ko fu fekkente Aysata nee na man baaluma ko dañuy xool bàkkaar bi nu mu toll ñu convertir que récupérer yow say tuyaaba jox Aysata yàlla man dina ay gën a foofu alors kon képp koo wax benn kàddu tant que baalu ko yow mi nga xam dañ la koy àtte tey ji loo wax ci paas moo xam na commentaire la nga bind ko nga wax nga saaga nit boo saagaa nit ba yowmal xiyaam tant que baalu la ko yowmal xiyaam dañuy jël say tuyaaba convertir en lan en bàkkaar et vice versa kon moo tax mu ne fal yaqul xayran aw li yasmut tant que waxuloo tu n'es pas engagé quand tu parles tu es engagé moo tax mu ne waxal xayran aw li yasmut waxal lu baax wala nga noppi lépp loo wax sa Aysata fekkee lu baax la tuyaaba la fekkee lu bon la bàkkaar alors malheureusement passe ñun dañ dëkkee di wax yow da ngay xëy critiquer 10 000 personnes nga dund 100 ans fois 10 000 nga am des milliards de critiques yoo xamante ni teg nga ko doomu aadama la moo la ko yóbbee moom mooy seen làmmiñ yéen sax daawoon na wax xanaa xamu leen li ëpp li yóbbu nañu safara mooy seen làmmiñ subhanallah bi ko waaj waxee mën na ko ndax suñu li ñuy wax danañ ci yóbbu safara mën na ko way xàkka yéen téye làmmiñ ko ci ka li ëpp li yóbbu nañu safara mooy seen làmmiñ maintenant ce n'est plus la langue mais sont les doigts sont les commentaires loolu ngay commentaire nga xamante ni c'est presque 1 milliard de commentaires par jour sur internet ces commentaires yooyu 90% yi du négatif la
sera compliqué dans Grave. en tout cas ça risque d'être compliqué yal nañu yàlla jéggal ñu ñëpp. amiin waaw mooy ni ko imam waxee làmmiñ moo gën a woyof ci cëru doomu aadama yi làmmiñ moo gën a woyof ci cëru doomu aadama yi moo ëpp lu muy yëngatu ci journée bi encore parce que tànk day dox mais boo yeggee ba toog tànk moom toog na mais jamono bi ngay dox yaa ngi wax boo toogee yaa ngi wax làmmiñ moo gën a woyof ci cëru doomu aadama yi yonent bi nee na nit ki boo tëddee di nelaw cër yi yëpp ñooy dal làmmiñ yëpp ay dal mais soo yeewoo cër yi yëpp dañ naan làmmiñ attention yaa ngi nii yow rek yaa ñu jaaxal man ngay wax tey lu tax ñu dugg safara man ngay wax tey lu tax ñu dugg kaso dimbali ñu cër yi yëpp ñooy mosul làmmiñ tànk dina ko ne dimbale ma loxo dina ko ne dimbale ma parce que moom moo ëpp lu muy moo ëpp activité ci yaramu doomu aadama pourtant ni mu la mën a dugalee nga wax lu la dugal safara wala lu la indil problème noonu la woyofee ci nga wax lu la dugal àjjana encore mais xoolal seytaane moo naan la bul wax lu baax moo tax boo xëyee da ngay tënku ci sunu borom d'abord c'est important a'uuzu billahi min shaytaani rajim dañ koy wax a'uuzu billahi min shaytaani rajim damay làqutu ci yàlla ndax seytaan mi rajim la wax dëgg yàlla su ko defee boo dee chrétien nga def nii jaamu yàlla la ci yow soo dee jullit nga nit da ngay tënku ci sa borom ji nga tënku ci sa borom am na solo de soo ko defee sëñ bi seytaane du mën ci yow dara de parce que imam nan la seytaane bu xëyee suba dafay dem rédaction am na ñu war a dem reportage dinaa tey soo si danaa ko détruire tey wallahi li nga su fekkoon dama xëy tënkuwuma ci sama borom seytaane bu ñëwee loolu daf ma koy def mais bu xëyee décidé man ma xëy tënku ci sama borom ci xoolal bu demee danaan waa ji mënu ma ko jàppate mënu ma koy jàppate parce que dafa làkkatu ci su boromam mooy a'uuzu billahi min shaytaani rajim kon kat yi woyof na mën nañ ciy wax loo xam ne sëñ bi du ñu arrangé mais mën nañ ciy wax sëñ bi loo xam ne mën nañuy arrangé en tout cas fexeel daal ba yonent bi nit day dindi tuuma ci moom nit day dindi tuuma bul mel nu tax nit ñi di wax ci yow ci safaan foo nekk waneel comportement bu baax mënoo am 100% mais li gën a bari dinañ gis yow lu baax yonent bi dafa julli fajar ci jàkkaam Médine ànd ak ñaari soxna xam naa Aïcha ci la bokk ci lëndëm gi noonu mu taxaw ñaari soxna yi taxaw am benn saxaaba waaju ko romb dal xam ne kii yónnent bi la te mu ngi taxaw ak ñaari soxna waa ji dëgg tànk yu dëgg pour daw mel ni daf ni comment gis naa ko ak jigéen dal di daw yónnent bi toowam ya gis ni waa ji dëggee tànkam yónnent bi woo ko waa ji ñëw ba ci moom mu ne ko kii sama soxna la Aïcha la tudd kii sama soxna la Sofiyatu la tudd Aïcha doomu Abubakar Sadiq la Sofiyatu doomu Umar ibn al-Khattab la ba waa ji xam ne yónnent bi ñaari soxna la taxawal yónnent bi ne ko demal xam nga lu yónnent bi lan def dindi tuuma nit ki da ngay dindi tuuma doo dem fu tax sëñ bi ñu ne la tey bu ma jógoon tey ñu gars yi gis ma malgré que mën naa ko def ñu dem ci baar bi gën a garaaw ci Ndakaaru ñu gisuma ubbi ñëw dugg mais sëñ bi maa dugal sama bopp ci tuuma am déet man seen tuuñ ma dugg ci baar su ma duggee ci jàkk du doon commentaire mais su ma duggee ci baar commentaire sëñ bi gars yëpp jël ko kon naa moytu loolu naa moytu lu tax nit ñi wax ci man loolu nag nit ki def ci góorgóorlu mais sëñ bi toujours fu la neex ngay def toj nit ñi duñ wax ci yow déet kon dellul ci sa bopp dellul ci sa borom dellul ci sa bopp boo koy suba teel jeetangal sa bopp ci yàlla boo di jullit boo amee temps jullit defal say ñaan ñaan yi dafa bari di defal say ñaan bàkkal yàlla wax li nga bëgg mosul ci yàlla li nga ragal ci sa journée bi soo paree nga takk say daal te nag di ko moytu su ko defee loolu daal sëñ bi bu ñu ko defee ni ko imam di waxee nañ dox suñ dox yàlla dinañu gërëm suñ àdduna dinañ ko tabax ba mu normal ñi ci desit yal na leen yàlla yërëm amiin yaa rabbi jërëjëf en tout cas waxtaan bi amatina woon solo ni ñu koy defee ajum bu jot imam Birame Pouye Oustaz Taïb Socé Papa Alioune Sarr ñu leen di jaajëfal bu baax a baax ñoom ñett ñëpp di jaajëfal toute l'équipe technique yi doon ànd ak ñun altinaak léegi di jaajëfal tous les téléspectateurs yu ITV tous les matins vous êtes avec nous rendez-vous inch'Allah lundi ci beneen numéro